ay ca càmm gi lañuy dugg. sama jabaat ñu dem dugg Mboro. waaw sama baaj tey de Mboro lañ war a dem xool càmm gi ni mu fa demee noonu ndax boo xoolee depuis novembre ba tey. ñu ngi dem ci dëkk yi gis nga dem nañ fi Kaolack dem nañ fi Louga dem nañ fi Touba dem fi Gambie waaw Awa Condé dafay baax tuuti ñu dem ci zone de Niayes bi boo xoolee tey ay Mboro ay Notto li ma ci gën a neex dañuy defaale walla mu ngi noonu mbayum dër liñ naan mbayum dër tey boo xoolee légumes yu bëri yoo xamante ni dañ koy jëfandikoo dañ koy bayee foofu ñoom daanaka yemuñu ci càmm gi kase mais nag ñu bëgg élevage loolu nangoo cee sonn boo xoolee di ñu fàttalikoo tey ku ci mel ni sunu waajur woowu nga xam ne mu ngi dëkk Mboro muy Baye Mbaye Ndiaye Baye Mbaye Ndiaye bokkoon na ci ancien éleveurs yi kon niñ ko doon tuddee ay pa Kiifa Gueye comme niñ doon tuddee pa Mansour Mbodj moom noonu la taxee woon foofu ca Mboro bëri na ay xar yu bëri yoo xamante ni daan na ko jël si fii Dakar di ko yóbbu foofu wala mu ko daan jëlee Mboro di ko indi fii Dakar wala di ko yóbbu Thiès ñu bëgg élevage loolu nag nangoo cee sonn bu ñu fa demee visite nag dem nañ ci mel ni ay Daara Xuddoos mu ci mel ni ay Ndóomóor ay éleveurs ngi ci ay Notto Guy Jama ay éleveurs ngi fa tey boo demee ba Jogo ba Fass Boy ay éleveurs ngi fa te boo xoolee faat foofu rek laa gis tey ñu ci bëri gis nga am na benn garab bu ñu naan lees ci filao la ay filao tey dañ koy jox seen xar yi ku ci mel ni ñaxu koroot mi dañ ciy dundalee seen xar yi tey boo demee ba côté ay Jogo dem ba Fass Boy tey ñaxu koroot bi dañ koy jël di ko jox seen xar yi di leen ci yafalee dem ci filao yi di leen dundalee ak li nga xam ne mooy ay bant lees di ko jox seen xar yi ba buñ leen période tabaski bu ñu indee seen xar yi fii ñu ne la xar yi Fass Boy la jógee da nga naan déedéet tey boo xoolee bergerie bii ñuy wane mooy bergerie yi nekk foofu Mboro di doon ay ndaw nag di liggéey ay xale yoo xamante ni boo leen fa fekkee faat ka da ngay am fierté ci ñoom ndax seen am jom seen nangoo liggéey yor ay xar yoo xamante ni carrément melaguñu Dakar wala melaguñu ñi Thiès melaguñu ni Mbour mais incha allahu rabbi fekk 1 an wala 2 ans bu ñu ci mag yi nekk foofu gën leen a jàppale ndax am nañ ay ndaw yoo xamante ni bëgg nañ élevage ku ci mel ni Saliou Ndiaye doomu Baye Mbaye Ndiaye la ndax lu waaye doonu rek mu dëgër Saliou nekk fa nag encadré xale yi li leen jàppale ak ku ci mel ni Sidi Ndaw gàcc ngaalaama gis nga boo xoolee éleveurs yoo ngi jógee dëkk ak dëkk ñun ñëpp ñu dem te dara waralu ko faat ka lu dul bëgg-bëggu xar xam nga tey dafa am benn relation boo xamante ni dafa am ci élevage foo faat ka nekk rek éleveur dégg ko ne faat ka mu nga bërëb sàngam rek dina jug taal otoom wala def ay moyens dem ba foofu seeti ko pour saafonteeg moom wax ko ni defal nii wala defal ne wala boo awee fii tey sa élevage dina te léegi dem na ba yematul ci nit yeeg nit ñi dem na ba dëkk ak dëkk la dem na ba tey ay tuddantey doom di ci am dem na ba tey ay mayantey soxna di ci am te loolu lépp élevage da koy def des fois dama koy faral di wax naan geen bi gudd na bopp bi rafet na wet gi am na solo yooyu yëpp baax na mais li ci ëpp solo mooy diggante yi nga xam ne élevage da koy defar diggante yi nga xam ne élevage tey da koy gën a dëgëral relation yooyu dafay jaral di faral di woote moo tax nit ñi di jóge dëkk ak dëkk dem di seetante di xamante di jàppalante des fois nga dem ci benn éleveur gis ni dooleem loxoom jotul gannaawam mais am na passion ci li muy def nga yor benn xar bu góor ne ko yor naa sama benn xar bu góor dinaa la ko jox mu sayral la say xar tey moom bu ca produire tey élevage am dina améliorer wa illaa nga dem ci benn jeune éleveur gis ni bëgg na mais amul moyen nga jël benn xar bu jigéen jox ko nekk am ci doom après nga del bu moom bu ko jëlee am ci benn portée 2 portées daal lay delloo xar bi yooyu social boobu yëpp tey éleveurs yi dañ koy def loolu lañ defe ji woon sa Mboro Sidi Ndaw jiite ko bëgg jàppale waa Mboro tey ji di fexe nit ñi di ñëw di découvrir élevage Mboro pour ñoom ñu mën a jëm ca kanam. dafa mel ni na nga bëgg a teel a dugg de. waaw li ma si retenir rek contribution la rek. mooy ci bi ngay door li nga xamante moom la xar yi di dundee. mooy li nga xam ne mooy bàyyeekoo foofu ca Mboro parce que déjà Mboro bu ñu ko waxee rek surtout ñun jigéen ñi. bu ñu waxee Mboro lu bëri suñu xel ci légumes yi rek lay daal di dem. donc c'est bien que li nga xamante moom la ñuy dundalee xar mi muy jóge ci li nga
nga xamante moom la ñuy mooy bàyyeeko foofu ca dëkk ba plutôt ñoom yaakaar naa ne seen élevage mbay su ma juumulee su ma juumee nga gindi ma tuuti mooy gën a yomb plutôt que ñi nga xamante ñoo nekkee fii loolu kay dama la ciy jox cadeau diplôme laa la ciy jox seen élevage moo gën a yomb dem naa ba naan ndeysaan dëkk bii de bu fekkoon man maa fi dëkk wala ñi dëkk Dakar war nañoo gën a mën a ñëw découvrir dëkk boobu élevage foofu la gën a nekkee ndax parce que yow mi nekk Dakar li ngay jënd ci xont ñoom duñ ko def li ngay jënd ci ngooñ wala li ngay jënd ci ñax ñoom duñu ko def ndax foofu la gën a yobbee ndax boo xoolee ñaxu carotte bi dañ koy dundale seeni xar te duñu ko jënd wala duñ koy jëndee du cher tey boo demee ba côté Fass booy jago dañuy jël seen xar yi yóbbu leen ca tool ya te xar yooyu niñ leen di yafalee ñooy gën a suur xar yi nekk fii te duñu ko jënd comme ñoo seen élevage boo gën a sunu bos léegi nag li ciy des mooy jàppale wi waa Dakar am ñoom duñu ko am moo tax day baax des fois ñu def ab jéego dem fa xool joyanti seetanteeg ñoom daal. mën naa la cee yokkal ne la ñoom lu ñu dugg rek. dañ see jël pay. fii lañ ko waxee tey ñoom seetaatal ci kanam tuuti rek di nga gis dinañ ci dem fu sori. xam lu tax dañu am kii savoir ci loo xam ne nii comme tey ji seen bëgg-bëgg tey ji dañ koy topp ba mu jeex. mooy jeunesse Mboro boobu beneen bi mooy. espace bi ñuy wax. bi tax ñuy wax xar bi. dafa fay am. parce que Mboro ngay dugg fu mel ni Touba tey ji da ngay gis ñaari kër la ñuy boole def ko benn. suuf sa moom. naat na te yomb na fa lool sax te it gis nga comme ni nga ko waxee xam nga Fass Boye ak Mboro lépp ay village la ci diggante yi mais soo dee xool da ngay gis nit ñi dañuy jógee Fass Boye dox ba Mboro dox ba Nooto dox ba feneen ak feneen ñoom am nañu accessibilité boobu beneen bi mooy pour nga yor say xar rek dox ba fee pour ñu mën a lekk ci ñax meek ñoom seen da leen di yomb moo tax ma xam ne bu ñu jàppee rek ci li nga xam ne nii tey ji moom mooy wàllum élevage googee mën na am dinañ ci toll ci kanam incha allah fu kawe foo xam ne ni moom moo di seen njortu te dëkk bi nekk na dëkk bu ndaw boo xam ne nii comme dëkkaat yi fa nekk yëpp ay dëkk yu ndaw la yoo xam ne yu jegante doo sonn pour di déplacer wu et tout te gàncax gi daala nga fa gàncax géng fa am na yu bari yoo xam ne dafay saxee ndax Mboro ku ko wax xam ne suuf si dafa nangu pour mbay meek yeneen yu ni mel te it daal ñu leen di ñaanal daal ñu jëm ca kanam sama dëkk boobu Théo li ngeen wax c'est-à-dire que pour maanaam sàmm il faut mu am lu ñuy wax zone de pâturage foo xam ne fu ñu dem ñu mën a lekk jur yi mën a lekk beneen bi mooy problème mu ndox mais nag am na benn aspect boo xam ne si plan sanitaire dañ koy fàtte parce que bu ñu fàtte ne zone boobu tamit c'est une zone polluée est-ce que par rapport ak ICS ak affaire yooyu jël nañ parfois di def test ci jur gi di def ay tests médicaux di xool di leen saytu par rapport ak li ñuy consommer est-ce que loolu aussi ñu ngi koy def sol bi contamination sol bi ndax yooyu ñu ngi koy tenir en compte parce que yooyu yëpp ce sont des choses yoo xam ne ci bu fekkee ne zone à risque la ci élevage yooyu war nañ ko di ko saytu pour éviter que parce que en général lu dal jur gi rek dafay répercuter après si askan si nit ki gis nañ problème mu grippe aviaire nu mu mel grippe aviaire gis nga ravage yi mu defoon dans le monde loolu moo war a mën a tax tamit aspect sanitaire boobu ak environnement bi surtout war nañ di ko bàyyi xel bu baax côté boobu moom vraiment maa ngi interpeller autorités yi ci question boobu bu environnement menacé war nañ tout le temps di tester jur bi di xool parce que lu dal jur ji rek ñooy consommer te lu ñu consommé mën nañu jural musiba. la Théo wax na lu am solo mais nag xam nga tey dañuy bañ publicité. mais ñoom tey ñoo am nañ ay docteur vétérinaire. tey ñoom association lan organiser la maanaam buy soog a jug lan. organiser nan tey li ngay wax ni yëpp dinañ ci bàyyi xel tey jii li ñu soxla mooy ab jàppale. te Théo laal na point bu am solo su ko defee xëy na autorités yi dëkk foofu di seetaan na parce que ndaw yi dëkk sànq. ki toogoon fi mu ngi ko doon wax invité Théo bi ay ndaw bu ñu amee ambition am bëgg-bëgg nekk ci dara tey autorités ya fa nekk ñooy jóg accompagner leen jàppale leen Théo nag li mu wax am na solo ñoom ndaw ya fa nekk ñu ngi jóg am seen bëgg-bëgg pour développer le dëkk ba mais nag ña fa nekk ku ci mel ni Sidi Ndaw comme ni mu def doon doomu Mboro jóg pour accompagner ay rakam tey visite bi bu amee grâce à boobu tey moom loolu geste boobu mu def ndax ñun mosuñu woon na découvrir élevage bu Mboro dégg nañ ci doon am ku ci mel ni ay mbay
Ndeye Ndiaye Mboro mooy sunu pap yooyu tey da nga daan dem foire Thiès wala foire Tivaouane daje fa kenn nit wala ñaar ku dëkk Mboro tey nag boo demee ba am chance pour dem Mboro gis fa ñoo xam ne bëgg nañ élevage loolu su amee nit ku dëkk Mboro wala bonne volonté bu dëkk Mboro moom ko mën a taxawee ku ci mel ni Sidi Ndaw kon nag li Théo wax am na solo ndax tey jii lépp lu nit man rek kaka jiite wala kam dénk liggéey ba moo ko ciy gën a mën a jàppale pour liggéey bi jëm ci kanam. moo tax li Théo wax daf may renvoyer ci ndax tey jii nii pour nga def élevage xam nga am na ñoo xam ne amour moo leen siy dugal mais après amour bi tamit ndax doo ko jàng ba gën see am ay notion pour nga gën see mën a perfectionner wu parce que tey comme li Théo wax ay qualité sol beex yooyu noonu il faut que nga jàng xam élevage xam lan moo war ci xar wala bëy wala yëf yi ngay animaux yi nga xamante ne yaa ngi leen di yar farque tey élevage bi ñu ci bëri ñu ngi ci nekk tey dañuy def ay séminaire gars yi dañuy def ay formation yoo xamante ni carrément ay 3 jours ay 4 jours yoo xamante ni dinañ concentré wu ci naka la ñuy mën xontee xar yi naka la mais tey li ñuy wax rek chaque jour ma wax ko fii li ñu gën a li ñu moom ñun wala li ñuy dimbali dañ koy sooxeel ña ca nekk chaque jour ñooy dem ak seen moyens yi bopp tey muy élevage di agriculture di pêche di éducation di santé tey ña ca nekk secteur yooyu yëpp ña ca nekk dañuy daj lu metti mais tey éleveurs yi ñu ngi def ay moyens tey di def ay séminaires yoo xamante ni ñoo koy organiser seen bopp côté état bi boo xoolee ministère séminaires yi ñu fi pour encadrer éleveurs yi wala pour defaral leen ay formation dañ koy politiser ñu wax ko te dee ñu ci bëri seen intérêt la ñuy xool wala ñu taf yëngal def ay séminaire tànn ña fay dem dañuy def tournée sax wala ñu dem ci daral di tànn ñi ñuy waxal ak ñun dul waxal góom ba fa mu nekk duñ fa yegg. programme tabaski. moom mu ngi noonu. programme tabaski léegi nag loolu ci bu mu amee éleveurs yi ñoom ñu ngi def seen nopp parce que comme ñoom dañ am nañ ci passion te liggéey la élevage liggéey la ñoom ñu ngi ciy gagné mais ñoom tamit ñu ngi def seen i pexe di def ay séminaire di def ay formation yoo xamante ni di sottante xalaat ak techniciens yi nga xam ne ñoo yor càmm gi nekk ci biir réew mi daal waaye boo demee Mboro nga xam ni fatka jut Sénégal am na lu ñu moom. te bu ñu ko gënee respecté gën ko fonk Sénégal léegi mu développé lii ñuy jéem a nax nii du ñu jéem a tuur suñu lëndëm di lëndëmal suñu xel moomuñu ko te bu ñu ci sukkandikoo dañuy dem ba suñu sët yi ñëw fi te furaax daal di sa dem la daal lay mujjee nañu jël li ñu moom respecté ko liggéey ci ndax boo demee ay Mboro ay Nooto tey nga dem ba ku mel ni Ndóobóor genre dëkk yooyu doon da ngay xam ni fii dëkk bi développé na bu baax a baax dañ ko jàppale non moom fa la yaroo wala yoroo awa kon de dama mbokk yi fa nekk bu baax a baax maa ngi leen di nuyu bu baax Théo Aïcha ñu bala ñëw tey élevage capital humain autorité waru ko négliger te loolu lañ toll fu mu toll nii mooy capital humain éleveurs yi sàmm yi boo ñëw rek ne na yow ñii jànguñu wala ñii xamuñu loolu nag moo leen di rey il faut que gars yi xoolaat seen bopp ci seen façon de parler techniciens yi aussi techniciens yi nekk ministère élevage niñ dee wàccee seen bopp xam na ne li ñuy def li éleveurs yooyu def ñoom dañ ko nàmp dañ ko xam comme dañ kaa xam war nañ léeg-léeg ñu dégg leen ñu déglu leen pour mën a andi parce que xoolal chaque année benn programme rek la ñu am élevage tabaski gi jot ñi tiit ñu commencé waaw xar yi nañ ñëw en quantité suffisante daañ def lii daañ def lee mais xoolal après fu muy mujjee bu ñu toogee ba tabaski bi passé kenn def évaluation ne kat daaw de jéegaane nañ nangami xar fii ak fii mais programme tabaski donc dañu amul leneen amul beneen vision ci mbirum élevage effectivement te je crois que loolu lañu war a développer def planification diiru temps d'année lii lañu war a atteindre seuil tey dañoo waroon organiser li ñuy wax assise nationale de l'élevage ñu saytu jur gi ñaata lañ am suñu capacité cheptelle lan la suñu jafe-jafe lan la ñu associer tous les tout le monde kon dañuy liggéey pour lan ñuy associer tout le monde ki nga xam ne mooy def ci biir maanaam si seeraas yi sogas yi ñi nga xam ne ñooy def abattage bi ñooñu ñëpp jullu yi ñooñu ñëpp ngay associé pour réflexion pour élevage mën a dox mais tant que yaa ngi ñëw ne techniciens yi kese ñoo xam lépp
yow leen na nga def sa affaire programme tabaski mais élevage du dem. moo tax dajale journée nationale de l'élevage ñu ñëw politique. tàggu la ñu bëri bala ñoo xam ministre bi rek tabaski mooy jot ñuy soog a sax découvrir visage ministre bi nga xamante ni moom lañu dénk wàllum élevage te loolu dañ koy déplorer bu baax a baax ah. donc Mbaye jërëjëf. waaw Fatou maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax di nuyu waa Mboro gépp ku ci mel ni Salim Ndiaye nekk doomi Baye Mbaye Ndiaye di président bi nekk foofu di ko encouragé en tout cas na góorgóorlu rek moment bi moom lépp lu tàmbali day difficile mais fekk 1 an 2 ans dina mus a neex di jaajëfal Sidi Ndaw ak Soda Diaw soxnam ndax bi ñu demee foofu moo ñu dalaloon di leen jaajëfal bu baax a baax mais nag dama leen di invité nag le 3 avril bi dafa am benn rawante gaal boo xamante ni day am ca Thiaroye Géej sama parian ndax Thiaroye sur Mer la am falaa juddoo falaa yoroo benn rawante gaal boo xamante ni sama xarit moo koy organiser ñu naan ko Papa Ngom tuddee na ma gaal tuddee na ma doom kon nga xam ni kooku sa xarit la ñun dañ cay ñëw ba mu bëri doole inshallah seetaan rawante gaal ndax au moins ma découvrir ko day dawal man lébu pire la Mbaye day dawal gaal Mbaye gis naa ko ci benn vidéo muy dawal gaal loolu moom gis naa ko damay dem ba ca biir géej nii noonu dañ ciy ñëw bu baax a baax waaye boo ci dugaloon suñu réalisateur moom tam mu bokk ci ku rawante gaal